mbokk yi rafetlu ànd beeg programme mu ITV dal leen jàmm ci jotaayu njolloor si li ci gën a fës bokk na ci gannaaw ba président de la république Macky Sall yëkkatee ay kaddu ci fanweeri fan ak benn ci weeru décembre atum 2019 xamle ne syndicat bi njaboote jàngalekat yi nekk ci daara yu kawe yi di SAES bu ñu yëgloo rek seen mbiru bopp leen soxal boobule syndicaliste nag jàngalekat yi ñoom ña ngay raggu ba set weddi kadduk njiitu réew mi ñu jàppee ni ay tuuma la Malick Fall moom nag secrétaire général bu SAES moo ne woon démb ganuk Soda Diakhoumpa ci Kenno Askan Wi daañu ko teewlu ci biir jotaay gi ñeneen ñu jot yëglu di ay liggéeykat yu nekk ci ay boulangerie rawatina ca banlieue bu Ndakaaru ñoom nag booloo ci ab kuréel daal di betti jafe-jafe ya ñuy jànkonteel rawatina nag ci seen wàllub payoor di sàkku ci seenub kilifa ñu daal di xoolaat xeltuwaat ci naka dañoo def ba indi saafara ci jafe-jafe ya ñuy dund ci seen liggéey boobu di mbirum boulangerie ya ponk gu mujj gi daañu ànd ak Cheikh Sall mu jàngatal ñu li yéenekaay yi xëy fësal tey ji yemoo ko alxames ñaari fan ci weeru janvier atum 2020 mbokki bisimila ci jotaayu njolloor si gannaaw ba ñu leen nuyoo jotaay gi dañu koy dooree ak syndicat bi nga xam ne moo njaboote jàngalekat yi ne ci daara yu kawe yi jamono ji nag dañoo mer ba futu la ko sabab nag moo di gannaaw ba président de la république Macky Sall yëkkatee ay kaddu na mu koy faral di defee ci fanweeri fan ak benn ci weeru décembre atum 2019 xam le ne syndicaliste yi le moom bu ñu yëgloo rek dafa fekk ne seenu mbirub bopp moo leen soxal yi le syndicaliste nag ñoom ña ngay raggu ba set bu ñu sukkandikoo ci kaddu ki nga xam ne mooy secrétaire général bu SAES Malick Fall démb nag moo ne woon ganuk Soda Diakhoumpa ci Kenno Askan Wi ay kàddoom dañu koy teewlu. ni dafay artu loolu mën naa wax ni yàq wax la parce que ñun bu ñu décidé ñun ay kuréel lañu yor kuréel yooyu ñun tëbuñu tëb suñu biir ci suñu bopp décidé benn mbir lépp lu ñu décidé rek dafa fekk ni kuréel yi nga xam ne ñoo ñu sos ñoo ñu fal. kuréel yooyu ñoom ñooy dox commencé ko ca base ba ci egsi ci ñun wax ñu ne ñu dem leen ngeen déposé donc ñun suñu décidé déposé du artu président de la république mooy tax duñ ko déposé bu ñu waree déposé dañ koy déposé mais dama bëgg leeral président de la leen parce que am na loo xamee ni bis bu nekk dafa disons daf koy faral di wax muy Europe bopp nii dama bëgg xamal réew mi ñii déglu mu leer ci seen bopp ni SAES bi may dirigé nekk waxuma nag parce que mënuma waxal yeneen ordre yoo xamee ni bokkuñu ci ñun mais man ñi ma mën a waxal mooy ñi nga xam ne dañoo bokk SAES ma bëgg wax askanu Sénégal mu leer ci seen bopp lu ëpp lu mat fukki at a ngi nii amul benn yoon boo xamee ni dégg nañu SAES mu def grève di damaa bëgg ñu yokkal ma salaire. Je mets au défi tout le monde télé laay waxee. amul benn préavis de grève boo xam ne SAES génne na ko wax ni nañ ko yokkal salaire. gannaaw syndicat bi nga xam ne moo njaboote jàngalekat yi ne ci daara yu kawe yi daara yu diggu doom yi ka leen jiite di Sawru Sène moom itam daal dinay addu ci kaddu ki nga xam ne mooy président de la république Macky Sall. Sawru Sène la mu jàpp nag mooy coow li feneen la moo di nag président Macky Sall daal di bàyyi xel lu jëm ci payoor wala boog li nga xam ne moo di ay rémunération ñi nga xam ne ñoo di liggéeykatu ko nguurug Sénégal. Sawru Sène moom itam dañu koy teewlu ci téléphone Mame Abdou Guèye Kassé. dama koy fàttali que moom grève 2017-2018 buñ koy dakkal moom dafa toog mu ne ñu yéen jàngalekat yi wax ngeen dëgg système payoor yi ci agent fonction publique nuñ ko tabaxee baaxul loolu moo taxoon ma jël benn cabinet indépendant def na étude bi wonen donc il faut ñu corriger ko correction yooyu nag la ñuy xaar ci moom parce que ñun waxuñu ñu yokk salaire waxuñu ñu wàññi salaire. ñu desandi ba tey ak président de la république Macky Sall waxtaanee wàllum yoon ak yoonal ak dogal bi nga xam ne jël na ko ci njeexitalu at mi daal di nag teggi loxo yoon kon lu toll ci juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñeent ci ay doomi aadama yoo xamante ne nag dañoo amoon jafe-jafe ci wàllub yoon ci ay nag administration pénitentiaire yu nekk fii ci biir réew mi dañu leen teggee loxo dogal bi nag wàcc ci njeexitalu at mi bu ñu sukkandikoo ci ab
communiqué boo xam ne mi ngi bàyyeekoo ci makkaanu ministère bi ñu dénk wàllum yoon ak yoonal fii ci réewuk Sénégal. ñu waxtaanee wàllum politique ba tey ci jotaayu njolloor si ak ki nga xam ne moo yore mouvement ADEM ca Agir avec Macky Sall moom nag daal dinay addu rawatina nag lu soxal diwaanu ko Mbuur la mu xamle nag ci ab lël boo xamante ne ubbi woon nañ ko ca gox ba moo di pexe ya ñuy def ngir rek booloo doon benn say ci nag loo xamante ne mën naa gën a ñoŋal bërëb boobee nga xam ne fa la ñu nekk ki ñuy teewlu di Cheikh Issa Sall ci micro Aliou Kane. Mbuur dafa feebar bi sa dëgg-dëgg du man maa ko wax demal si tataay demal si marché yi demal taatu tefes gi duggal si nit ñi si mbaar yi si taatu garab yi nga laajte dinañ la wax ne Mbuur dafa feebar. di campagne président Macky Sall si réalisation ak si programme liggéeyee ëllëg bu demee ba toog nag war nañoo oo population yi maanaam toj li ñuy wax toj ñiy jàng xam ne loolu toj programme bi ba xam li ci biir ba ñëpp ku ñibbi tey jii di nga xam ne président Macky Sall kat dafa ñëw ak lu bees dafa ñëw ak lu wóor dafa ñëw ak loo xam ne moo war a jël Sénégal fii nag yóbbu ko fi nga xam ne ñun ñëpp fa lañ bëgg mu dem fa loolu moo tax tey jeunesse bi ootee ndaje bu mel nii ñu oo ay kàngam yu am solo si dëkk bi muy te ñëpp nag nekk si département bi pour wane ne département de Mbour lépp lu mu soxla si compétence am na ko. vraiment tey la liggéey bi commencé parce que plan boobu dañoo war a dugg si biir dëkk bi xool artistes yi xool mool yi xool mareyeurs yi xool artisans yi xool femmes yi xool ñëpp ñu waxtaan ceeg ñoom ku nekk joxe sa xalaat balaa 6 mois ñoom projet boo xam ne Mbour moo ci d'accord bu ñu yàlla tegee si bopp maire bi bu ñu gestu bu ñu def dara dañuy jubal rek si li nga xam ne ñun ñëpp ñoo ko tracé. na ma leen ko junjee woon ci ndoxteelu xibaar yi di nag ay liggéeykat yu boulangerie nekk ca banlieue bu Ndakaaru ñoom itam jot nañoo yëglu ngir becci seen i jafe-jafe ci ab janook taskatu xibaar yi la ñu joxe boobulee xibaar nag di jafe-jafe ya ñuy jànkonteel ci seen bërëbu liggéeyukaay bokk na ci nag ci seen wàllu payoor ak waxtu yi nga xam ne moom la ñuy def foofee nag ca bërëb ba di sàkku nag ci seen kilifa ñu saytuwaat anam gi nga xam ne moom la ñuy liggéeyee kañ ci teewlu di Fallou Gadiaga moom nag mooy ki ñu dénk lépp lu jëm ci wàllum liggéey mi ci yooyu les boulangeries fare ca banlieue bu Ndakaaru dañ koy teewlu ci micro suñu ndaw ba ñu fa teewal di Mamadou Lamine Fatiya. maanaam ñi nga xamante ni ñooy fanaan ci fuur yi di defar mburu mi pour population bi bu ñu yeewoo kenn ku si nekk di nga dem jënd mburu ñooñu ñoo am naqar ak tiis naqar bi nga xamante ni dafa yàgg lool wax dëgg yàlla ñu bëgg ku ñu ko fajal te amuñu ko ñuy interpeller le président de la république patronat bi nga xamante ni à chaque fois ñi ngi génn di grève di wax farine bi dafa cher ñooñu kenn ku si nekk am na 10 employés si sa biir atelier te du IPRES du caisse sécurité sociale du transport du dara ba pare ñu lëjal réew mi nit ki balaa ngay nekk di kaas da ngay régler sa ginnaaw ba pare ñi nga xamante ni ñooy fanaan ci four bi di defar mburu mi ñooñu ñooy jëriñ population bi te ay journée 2000 francs barème bi waxul loolu mais damay gis xale bi nga xamante ni am na 8 ans ci entreprise bi du IPRES du caisse sociale du dara mais loolu dafa metti xibaar yi biti réew yi mandargal ñaareelu pàcc jotaay gi dañu koy dooree ak mbirum Hissène Habré coow li nag ba tey ñu ngi ci ak waa comité bi nga xam ne mooy saytu lépp lu jëm ci xeex ba ñuy amal jagleel ko nag wàllum xoxatal doomi aadama bokk ci mbootaayu xeet yi ñoom nag daal dinañu bind ab bataaxal réewuk Sénégal ngir fësal nag li nga xam ne moo di seenu pa ñàkk ànd ci la ñuy ruumandaat ne dañuy teggi loxo président ba Tchad ba woon di Hissène Habré nag ñu fàttali ne ñu ngi ko tegoon daan ci atum 2016 ba ndëgëndi si teg ko daan boo xamante ne ci giirub dundam la ñu koy tëj ci kaso bi gannaaw nag ba ñu xamle ne dafa doon xooxatal askanam ci jamono ji nga xam ne la jiite woon réewuk Tchad ñi nga xam ne nag ñoo di jege ñaali Hissène Habré joxe xibaar ne jamono ji nag yaram gu sutante la nekkee ci kaso ba. beneen ëpp xibaar ñeel biti réew ca Congo la ñuy wutali ak parti bi di PCT jamono ji nag taxaw nañu temb ngir jàppal tànk kii di Denis Sassou Nguesso gannaaw nag ba ñu ndar keppe juróom fukkeelu congrès
bile parti ñu duppee parti congolais du travail ci nag démb nag kon la ñu ko daal di ndar képp ñu daal di xamle ne kii di Denis Sassou Nguesso moom nag la ñuy tànn ngir mu doon seen candidat maanaam ki nga xam ne mooy samp ndëndam ci bile parti ñeel élection présidentielle yi la jongante politique di élection présidentielle yi nag ñu jàpp ko ci weeru mars atum 2021. tàggat yaram la ñuy daal di addu waxtaanee juróom-benneelu édition bu championnat d'Afrique des nations ñu gën koo xam ci CHAN ak ñaari arbitre sénégalais yi nga xam ne tànn nañ leen bokk na ci Daouda Gueye di ab arbitre central ak ki nga xam ne moo di Noah Bangoura kon jongante bi la nag ñu ngi ko jàpp ci ñeenti fan jàpp ñaar fukki fan ak juróom ci weeru avril bi ñu dëgmal kon xibaar bi bàyyeekoo ci confédération africaine bi nga xam ne moo yore lépp lu jëm ci wàllum football la dañuy daal di yegsi kon ci ponk gu mujj ci jotaayu njolloor si li yéen kaay yi xëy ji fësal tey dañ ci ànd ak Cheikh Sall. mbokk yi dal leen ak jàmm dal nañu jàmm si 2020 yéen kay yëpp del si waat si kàddu yi nga xam ne moo njeexal atum 2019 di kàddu njiitu réew mi président de la république Macky Sall ni ki 31 décembre bi ginnaaw bu mu janoo ak askan wi si discours à la nation comme ni mu ko tàmmee defee janoon na ak taskatu xibaar yi foofu ci place de la république yooyu lay kàddu nag daanaka moo fës si xëtu yéenekaay yëpp ñëpp xëye ci bu la Soleil yéenekaay jàppee ne yooyu lay kàddu nag prestation de haute facture la ko jàppee moom Soleil yéenekaay ginnaaw bi nga xam te ni bi jàpp ne yooyu kàddu président Macky Sall yëkkati kàddu yu mucc ayib la yéen yéenekaay yëpp nag ñoom jàpp nañu ne ak xëy ni mii ne ak kàddu yu ñàkk a leer di see fës Le Quotidien, L'As, L'Observateur, Les Échos, Enquête, Vox Populi, Sud Quotidien daanaka ñëpp a dellu si waat si kàddu yu président de la république rawatina si lu jëm si ñetteelu mandat bi Le Quotidien naan mbirum ñetteelu mandat bi Dauphinat ak mbirum dellu si waat premier ministre bi yooyu yëpp président de la république xëy na si àddu moom Macky Sall indi xëy ni mii ni si bopp askan wi bu ñu sukkandikoo si yéenekaay bi naan du ma wax waaw du ma wax déet si ñetteelu mandat bi ndax dina ko def 2024 waaw wala déet nee na du si tontu ginnaaw bi ñu ko laajee nag ndax amul dauphin moom jàpp na ne gaynde géej si géej la ko xamee maanaam dauphin ci géej rek la war a am waaye amul si ëttu politique bi la Sénégal yi des yooyu les kaddu naan Macky Sall kay xiini mii ni googee nag la dugal si bopp askan wi ginnaaw bi nga xamante ni bi nee na du tontu waaw du tontu déet ndax dafay nekkaat candidat ngir ñetteelu mandaawam waaye ki mu moyut benn yoon nag bu ñu sukkandikoo si yéenekaay bi di L'As Quotidien moo di Abdoul Mbaye mi nga xam ne tegaan na ko si ab àndam bu ñu sukkandikoo si yéenekaay bi wàllum dauphin politique nag président de la république naan réew kenn waru koo dond maanaam nekkul ndono boo xamante ni bii da ngay jug teg fi ku la neex président de la république si biir L'As yéenekaay ba léegi mu ngay àddu nag jëmale si mbirum séddale jiw gi fii si biir réew mi ak coow li nga xam ne moo ci am waaye tamit chinois yi nga xam ne ñoo ci wàll si naan bu fekkul woon ak chinois yi jafe-jafe yi dina gën a yokku diggante réewum France ak réewum Sénégal it ba léegi président de la république jàpp ne taxawaay bi réewum France lu am solo la si réewum Sénégal ndaxte bu nekkul woon ak ñoom kon ba léegi ñi ñuy wax jihadistes yi song nañu bu yàgg si mbirum ñetteelu mandat bi nag l'observateur jàpp ne Macky Sall moom waxi nax saali dëgg la si wax maanaam dafa bëlëfe askan wi waxul waaw waxul déet loolee la tontu taskatu xibaar yi nga xam ne ñoo janoog moom foofu ci palais de la république ginnaaw bi ñu ko laajee mu àddu si mbir bu nu mel Les Échos naan président de la république mu ngay leeral lu tax bëggut a wax waaw bëggut a wax déet ndaxte nee na bu nee waaw dina def ñetteelu mandat askan wi dinañu génn ñaxtu te jafe-jafe dina am si biir réew mi te bu nee déedéet du ko defit ñu ëpp si gouvernement bi dootuñu liggéey dinañu yokkat yooyu les kàddu nag tax Vox Populi naan Macky Sall jamono ji nag mu ngay fowee ay xel dëgg Macky jongle avec du feu le Vox Populi xëy gis ginnaaw bi nga xam te ni bi Macky Sall bëggut a wax ju leer si mbirum ñetteelu mandat bi waaye tamit ci ni nga xamante ni bii noonu lañ ci fa war a wuutoo naan bu jamonoy wax si jotee rek dina ko def moom président de la république Macky Sall ay kàddoom nag dafa mel ni Ousmane Sonko lépp la weddi teg ci suuf bu ñu sukkandikoo si la Sénégal Ousmane Sonko yépp luy argument président Macky Sall démonté na ko moom Ousmane Sonko jamono ji président de la république di janoo ak taskatu xibaar yi si palais de la république moom si boppam mu ngi woon si diwaanu Sen TV janoo fa ak taskatu xibaar ya moom it di jàngat waxi président de la république kër googu mu ko doon defee nag di Sen TV mujj nañu fay kamaj ci 2020 gi bu ñu sukkandikoo si yéenekaay yi nga xam ne xëy nañ ci dellusiwaat yéenekaay des médias bi la Tribune moom xëy ñuul kukk ak logo Sen TV joxoñ baaraamu tuuma président de la république njiitu réew mi Macky Sall Vox Populi naan CNRA moo fa jaar moom moo dagg signalub Sen TV ginnaaw bi nga xamante ni bii aaye nañu ñu publicité ay produits xeesal si télévision gi dafay mel ni Sen TV dafa wéyoon di ko def loola waral CNRA daal di dagg boobu lee signalu Sen TV
critique yéen kay xëy naan CNRA kay génn nañu yatwa dagg nañu signalu Sen TV Sen Picc di ko ñaawlu bu baax a baax tey artu muy mel ni nag yéen kaay bi naan ñeenteelu pouvoir ci biir réew mi ndax dafay bëgg a nërmeelu si biir Les Échos moom Bougane Gueye Dany mi jiite groupe bii di D-Média moom jàpp na ne dakkal gu ñu dakkal programme Sen TV juróom-ñaari fan yoo xam te ni bii du tàkk day fay kamaj moom joxuñu si baaraamu tuuma kenn rek ku dul ñi nga xam te ne bii ñoo di gouvernement bi nee na ñu jig njaak ñoom ñooy njaak ñoom si boppam ñoo joxe ndigal ñu dagg seen signal Bougane Gueye Dany jàpp ne CNRA mooy bras armé bu président Macky Sall jàpp ne it ki nga xamante ni bii moo di Babacar Diagne moom ab soldat rek Macky Sall moo ko joxoñ ne ko na dagg boobu le signal jàpp ne ñoom seen ligne éditoriale moom mooy déranger gouvernement bi jamono ji nag yéeni kaay bi di xibaar naan lu toll si téeméer ak juróom-ñett fukk agent wu Sen TV ñoom ñëpp jamono ji ñu ngi ci chômage technique maanaam liggéeyuñu l'observateur naan D-Média dinañu yóbbu waa CNRA si kanamu yoon Babacar Diagne si biir yéeni kaay bi naan nan la Bougane mënee waxee ne Sonko moo tax ñu dagg seen signal loolee yan wut maanaam des si biir l'observateur wax si kër gi nga xam te ni bii moo di Sonacos yéeni kaay bi naan scandale d'état dëgg moo fa am ñu ngi fay tudd nag turu Abbas Zaber ak ministère bi nga xam ne mooy wàllum koom ak koppar fii si biir réew mi di ministère des finances enquête yéeni kaay delluwaat si kër googu nga xam ne moo di Sonacos nag naan nguur Sénégal dafay mel ni ñu ngay jéem a di leen wàllu ndax njëgum gerte gi si planche bi nga xam ne moo nekkoon si ñeent fukk ak ñaar yóbbu nañ ko si juróom fukk buñ sukkandikoo si enquête yéeni kaay Guinée Bissau am na njiit lu yees ki nga xam te ni bii moo di Umaro Sissoco Embalo lañ fa fal ginnaaw bi nga xam ne génn nañ ci élection présidentielle yi ñu fi doon amal ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru décembre yéeni kaay bi di Sud Quotidien naan moom Omar Sissoko Embalo ci ñaareelu wërngël bi maanaam deuxième tour bi am na lu toll ci ay xob téeméer boo jël juróom fukk ak ñett tax jamono ji mooy président bu yees bu Guinée Bissau jërë ngeen jëf mbokk yi dig daje ba ëllëg incha allah. cant ak ngërëm ñenn la yow itam Cheikh Sall mbokk yi rafetlu ànd beeg programme ITV jotaayu njolloor si fii la ñu koy yëkkatee xibaar yi di wëyandi ci www.emedia.sn jaa ngeen jëf.